waa bu ko defee monsieur Thiam ñoo ngi lay dalal ñu bàyyi la nga nuyoon teg li nga xam ne moom moo di askan wi. asalaamaaleykum di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di rafetlu seen invitation bi di nuyu askanu Sénégal à travers Walfadjri télé askan bi donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci invitation bi di fas yéene nekk à votre disposition pour li ngeen bëgg a xam ci wàllum njàkkare bi ñu nekkee actuellement. jamono ji ñoo ngi ci ab jàkkaare ba nga xamante ne xamuñu fu ñu koy nettalee ndaxte yuuxu nañu fépp di wax ci perte d'emploi ba nga xamante ne jamono ji amaana lu tollook 10 000 emploi mu ñoo nekki mun nañ ko perte waaye tamit ay millions de francs CFA yaa nga xamante ne moom moo dem en fumée te lenn waral ko mënul destruction massive panneaux publicitaires yi nga xamante ne moom moo am jamono ci waaye xam naa laataa ñuy xuus ci biir waxtaan wi danañu déglu reportage ki di Aji Kuna def na ci ab reportage lañ ci teewlu. bul laal sunu moomeel déet ci yàq panneau publicitaire yu ñuy gis lii di ay message yu ñu mën a lire ci gilet ñi nga xam ni ñooy membre association professionnelle bu régie publicitaire fii ci Sénégal ñoom nag ñu ngi ñaawlu yàq gi ñuy nemmeeku ci seeni alal te mbëbët gi du dara lu dul defaraat ville de Dakar. dañu bëgg ñun doomu Sénégal yi tegginu fi teg fi ay tubaab yi nga xamante ni yaakaar nañu fu dëkk rafetee tubaab bi rek ñoo ko mën rafetal. ñoom ñi la di xamle ni jotuñu benn information ngir yàq seeni panneau publicitaire loolu moo waral Abdoulaye Thiam di leen yóbbu ci kanamu yoon. ñi nga xamante ne ay civil lañu dinañ leen yóbbu fa mbax ne doonee benn ki nga xam ne mooy état bi nag dinañ ko clamé ci suñu yoonu réew danañ ko clamé ci organisation internationale du travail. syndicaliste yu mel ni Dame Mbodj ak activiste bu mel ni Clédor Sène ñëwoon nañu ngir indi seen jàppale ci way loro yi. ñu taxaw ak nguur nekk fi goo xam dañ koo fal pour mu yiir sénégalais yi yëlal sénégalais yi jàppale sénégalais yi moom nguur googu mu ne na tëj entreprise yooyu pour sénégalais yi dellu ci ndóol toog ku ci nekk la nga doon yore sa famille dootoo ko mën a yore kooku képp koo xam si défendre liggéeykat yi moo la tax a jóg dangaa war a ñëw ànd ak loolu. ngir defaraat ville de Dakar ay panneaux publicitaires yu bari jot nañ leen a daaneel ba tax na lu toll ci ñett jàpp juróom téeméeri millions la ñu yàq bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Abdoulaye Thiam loolu moo waral ñu bari ci ñoom nar a ñàkk seen liggéey moo tax muy woo nguur gi mu xoolaat doxalinam te mu génne ci xelam yeneen entreprise étrangère yi mu bëgg a xajal. waaw voilà comme ni mu ko waxee rek maam ma bàyyi la nga yaatal ak ki nga xam ne moom moo di sa invité. noonu la kii di Abdoulaye Thiam ñun ñoo gisandoo reportage bi te yaa nga fa sax teewoon nga ci daje boobule ba nga xamante ne jot ngeen ko amal ni ki alxamis bi ñu génn di ñaawlu destruction massive ya nga xamante ne jamono ji moom moo am ville de Dakar ndaxte peut-être ñoom dañoo ne dañuy gën taaral dëkk bi mais dafa mel ni dañ leen di loru yéen aussi en même temps est-ce que tey ji mën nañ xam lan moo waral jamono ji ñi détruire panneau publicitaire yooyu la. waaw jërëjëf soxna si donc li ma la bëgg a wax ci loolu mooy lan moo tax ñiy détruire panneau publicitaire yi xaj na ña nga ko war a laaj du ñun. parce que ñun ba ñuy teg panneau publicitaire yi dañ ko teg ci ay anam bañ ko tegee ba pare aussi lépp luñ ci war ñu ngi ciy def beneen bi ñun ci li ñuy liggéey mooy aménagement urbain donc aménagement urbain la mëbët la boo xamante ne kenn ku ci nekk su fekkee ne da ngay diriger territoire. soo ko bëggee aménager dafa am lu ñuy wax plan de développement urbain plan de développement urbain mooy édifier gox bu nekk naka nga bën sa dëkkuwaay mel donc panneau publicitaire rek nekkul ci tali bi cantine a ngi ci tali bi arrêt car a ngi ci tali bi table a ngi ci tali bi boutique a ngi ci tali bi leneen a ngi ci tali bi donc ñoom nag dañoo singali panneau publicitaire xaw ma lu tax. parfois aussi dañu ne encombrement moom moo am ci Ndakaaru moo tax it yéen peut-être ñoom tey jii nii da ngeen jàpp ne ñoom dañ ko def xanaa tàggoowuñu leen waxuñu leen dara. non tàggu moom amul donc dañoo salfaane yoon parce que nit ki su fekkee ne da nga ko may mu nekk ci voirie classée wala li ñuy wax domaine public soo ko fay jëlee dafa am li ñuy wax sommation ñun jotuñu sommation tey comme ni tey lundi la ñu lire ci presse bi. Descos bind ne fii ak ñaari fan
ngeen dindi lépp luy panneau publicitaire yu jógee autoroute jëm ba corniche loolu moo doon si techniquement loo xamante ne mënta ne donc ñu salfaañe yoon foofu beneen bi si loolu ñu bind dépose la ñu wax dépose si tubaab mooy enlever sans détruire mais ñoom dañoo yàqate ñu koy ñaawlu rafetul jekkul te c'est trop méchant c'est trop lâche. te yéen ci seen discours dafa mel ni jamono ci liggéey bi am na ñu ko bëgg a dénk ñi nga xamante ne ce ne sont pas des Sénégalais est-ce que yéen loolu fan ngeen ko teg. non fi ñu ko teg mooy loo xamante ne yàgg nañ koo dund parce que dinaa la wax dara ñun duñu ay baana ñun dañoo xam suñu métier jàng suñu métier tekk ci à travers l'Afrique et dans le monde lépp lu xew ci monde bi ci wàllum publicité dañ cay dem suñu partenaires yi ñu ngi fépp. beneen bi li tax ñu njort ko mooy tubaab yi nga xamante ne seen réew amatul lañ fay def tubaab yi nga xamante ne seen budget publicité yëpp yàqu na à cause de Covid bi ak situation économique bi seen foofu li ñuy bëgg mooy ñëw récupérer les marchés africains ni ñuy indee seen entreprise yi ñuy liggéey fii noonu la ñuy àndeek seen agence de communication yi pour récupérer budget yi donc moo tax ñun depuis ay 10 ans ngi nii ba jamonoy Pape Diop tubaab yooyu ñëwoon nañ fi bëggoon même circuit bi dara changé aussi même circuit bi la ñu soxla woon Pape Diop lànk ne du leen ko jox parce que ay doomu réewam ñu ngi fii di ko liggéey. d'accord loolu benn njort la. beneen njort bi mooy am na des néo-sénégalais li may woowee néo-sénégalais mooy ñi nga xamante ne ñoo ŋànk réew mi tey war a toppatoo carte de vie bi am nañu seen i ñoñ seen i xarit yoo xamante ne ñu ngi leen jéem a di xajalee ñoo xamante ne ba ñu créé entreprise 2020 bii la te ñun ñu ngi fi depuis 40 ans. bëgg ñoo jël sànni ñu sa mbalit ba ñëw jël seeni xarit sous prétexte que Europe neexatul defatuñ fa dara ña ngay chômer foofu ñëw mun nañu nangam di ñëw di def naan kaa leen ma xajal leen fii parce que mun ngeen nangam ak nangam te ma leen di wax artu benn affaire lépp lu ñu bëgg ak lépp lu ñu ko gisee ak nuñ ko bëggee ñun pare nañ pour def ko. waaw mais est-ce que monsieur Thiam man damay laaj bi ñu leen bindee ne pour ngeen maanaam déposer. comme ni ñu ko waxee dégg nga wax nañ leen raison yi est-ce que wax nañ leen ne lii moo tax ñu ne leen ngeen dindi ko wax nañ leen ko. waxuñu ñu li ñuy wax ay waxu kasaw-kasaw la. mooy lan wax bi mooy lan la waxu kasaw-kasaw weesuwul. waaw mooy lan nga ne sur instruction du président de la République. rek képp. instruction bi lan la. xam. ah Sénégal de moom doy na waar nag. doy na waar trop et puis man lenn. te damaa xamul lan président de la République moom lu si yoonam si ay panneaux publicitaires président de la République instruction am. joxe na ko depuis juróomi at a ngi nii. président di jooytu nañu defar réew mi. juróomi at a ngi nii président di wax ne nañu désencombrer Dakar juróomi at a ngi nii mu ne nañu def cadre de vie créé na façon ministère bu dul ministère u jinne mais ñam ko dénk ñoo xamul dara ay activiste ministère lañ. dëgg la de activiste bi mooy weesuwul nga créé ay tentamar jël ay ndaraan jël ay fetal jël ay gendarme mel ni ku nekk ci guerre mondiale wala ku nekk Sahara wala ku nekk je ne sais pas où. di kii gis nga réew xam-xam moo koy defar dal ak tey président su ne yow jox naa la sañ-sañ nga defaral ma lii dégg-dégg la laaj. parce que man du ma nangu ñu ne président moo jox ministre bi tous les pouvoirs mais tous les pouvoirs da ngay am dégg-dégg. président su la neexee jox naa la tous les pouvoirs mais àndal ak ñi nga xam ne ñoom nga war a àndal teg ko ci yoonu administration teg ko ci yoonu réew nga dem defar li ñuy war a defar du jël en 2 jours lu toll ni ay au minimum y avait 1000 tonnes de panneaux publicitaires nga ne ñu dindi ko ci ñaari fan. mais tamit lenn am na est-ce que tamit yéen parce que man je me dis que le président Macky Sall bi corona bi ñëwee ba tey jii nii day ne faw ñu dooleel entreprise yi tey jii nii yéen est-ce que mun ngeen dut baaxam tuuma gouvernement du Sénégal parce que tey man je ne comprends pas que munoo toog ci télé ak fépp di ne faw ñuy jàppale entreprise yi création d'emploi te yéen tey jii nii yéen a ngi wax ni 10 000 emplois menacés di wax aussi des millions de francs CFA yi nga xamante ne jot ngeen ko perte ci mbir mi. est-ce que yéen aussi vraiment jot ngeen def estimation ba nga xamante ne mun nañ ne li ngeen wax am na fi ngeen ko teg. lu ñu wax ci wàllum maanaam. destruction yi waaw destruction ay perte de millions yi ngeen wax noonu. perte de millions yi moom wéeruñu ko fenn lu dul loo xamante ne dañ ko génnee suñu gafa gi defar ko ay support yi ñun importé wu ñu ko comme ñoom ñi ñu fi bëgg a teg dañuy importé ñun importé wuñu menuisier métallique ak atelier de menuiserie métallique yi nekk ci réew mi. ak suñuy xale ñoom suñuy demee bitim réew ñun dañuy jël ay échantillon di ko indi ñun dañoo contre
importation dañoo bëgg lépp lu ñuy def suñu defaree ko suñu réew chinois bi ëpp ñu xel français bi ëpp ñu xel lim ñu ëpp mooy méthode boobu dañ koo jàngi ba mu mokk ñu ñëw jël suñu xale yi ñuy xeeb di ko defar panneau yi ngay gis ñu nekk ay triphase panneau yi nga xam ne ay 15 tonnes yi 20 tonnes defarewuñu ko benn Japon fii lañ ko defaree donc perte boobu foofu lañ ko wéer parce que panneau dina dem panneau sucette bu ndaw comme bi nekk seen buntu rajo mais kooku 3 millions mayu la ko Astamaak nag panneau bu mag Astamaak nag panneau yi nga xamante ne ñooy nouvelle génération yi ñu koy woowe panneau défilant yi yooyu man ba ma ci am maa ngi ko jëndee 15 000 euros dañoo jël ndaraan 15 000 euros en franc CFA mooy ñaata 15 000 waaw pour ñu non parce que ay 10 millions la nga gis ndaraan 10 millions 9 825 waaw nga gis ndaraan ak civilisation fu mu toll tey nga jël ndaraan teg ko vert la nga toj ko rajaxe ko te remboursé wuñu leen kiw ñu leen dara balaa remboursé di am kañ ñun laaj ñu leen ku leen remboursé ki ngay remboursé waaw mooy koy dimbale ñun Covid bi ngay wax ba Covid bi commencé yow gis nga affichage publicitaire bi amoon biir Sénégal fépp ci réew mi màggal ba mu amee takkal sa masque gis nga ko mais loolu ñun ñoo ko def ci suñu gafaw bopp pour dimbale suñu réew ñoom ba ñu jël programme 1000 milliards di def ko résilience économique di distribuer yéen xañ na mos ngeen dara déet dafa ndànk rek dafa ndànk xam nga kaa waxtaan yaa ngi doon wax non ñun jotuñu dara waaw kon baax na ñun jotuñu dara man li ma xam mooy c'est résilience bi général François Ndiaye jiite woon maanaam fecckat yi jox nañ leen waaw taasukat yi jot nañ leen ñun ñi nga xamante ne nag ba affichage te dépendre ci ministère communication jël suñu alal lu mat 80 millions def ko affichage publicitaire màggal ñëw ñu def ko màggal bi moom duñ ci rëccu leen parce que dañ cee bokk. c'était gratuit li ngeen def. gratuitement résilience au 1000 milliards ba fii may wax ak yow nii amul benn entreprise de publicité bu ñu jox 15 loolu mu nga yenn na maanaam. beneen ça c'est benn la ñaareel bi ku pandémie ñun ni ñu ko jàngee ci publicité comme li ma la wax suñu métier la c'est 80% de sensibilisation 20% de santé waaw. sensibilisation bi si yan agence ñoom dañ ko jox ñun gis ñu ko. waaw man bu ñu génnee ci côté sensibilisation ak li nga jëlee man li may laaj mooy gannaaw ba ngeen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi maanaam wax seen yaakaare ndax est-ce que am ngeen retour wala am ngeen autorité bi xam ne jot na toog pour waxtaan ak yéen. ba fii may wax ak yow nii. suñuy yàqate nañu suñu alal. sànni ko ca mbedd ba. créer un vol organisé loolu lañ ci am maanaam tey jii. ci weekend bi ay camion ferrailleurs ñoo doon wër di ramasser suñuy panneaux et ça c'est état du Sénégal moo organisé noonu ay jëfinam muy doon jëfin gu ñaaw yoo xam dañ koy dénoncer. mais au fait man la question que je me pose mooy le pourquoi parce que tey jii nii bu ñu jëlee corniche bi yépp ñu raser lépp dindi seeni panneaux le pourquoi ak tamit est-ce que tamit prévenir wuñ leen à l'avance yéen tamit ngeen mel ni ku xaw a. ku bañ a dégg voilà ku bañ a déggoo fait en wolof voilà. def la suuf prévenir daal li ñu prévenir wax naa la ko ñun daal communiqué de presse la ñu lire à travers la presse concernant autoroute Almadies route de l'aéroport benn. ñaar may leeral ñun ci wàllum corniche ñun dañ cee 2019 la woon boobu corniche bi ñu waroon ko defar lancé woon marché bi ba ñu lancé marché bi ñu wax ñu ko ba ñu ko waxee la ci suñu taxawaay def nañ ko mais bii nga gis ne def nañ ko loolu lañ ci am communiqué de presse daal lañ jot. léegi nag yéen perte bi yeneen koy def estimation bi 300 à 500 millions de francs CFA. en dehors ci perte de millions yooyu yeneen wax tamit ay 10 000 emplois menacés boobu aussi est-ce que mën nga ci àddu. waaw perte bi comme li ma la wax ay perte matérielle la ak perte d'enseigne maanaam dañoo signé woon ay contrats yu bëree bëri ak ay annonceurs yooyu jox ñu seen koppar. pour ñu defal leen publicité par rapport à cette marque xam nga ne décembre ci la promotion yu bari di am décembre ci la ñuy lancer événement yu bari yooyu ñooñu nag si ñu la joxee seen koppar soo ko leen defarul da nga leen koy rembourser soo leen ko remboursé wul nga wutal leen beneen pexe am na ñu siy comprendre peut-être am na ñu si dul comprendre loolu benn la
ñaareel bi panneau yi comme li ma lay wax luxusuñ ko dañoo génnee defar jënd fer ñi importe ko ainsi de suite par rapport aux emplois comme li ma lay wax pour nga samp panneau foog nga wut gaskat pour nga samp panneau foog nga wut maçon pour nga defar panneau foog nga wut soudeur wala nga sous-traité atelier de sidérurgie yi nekk fii n'est-ce pas pour nga defar panneau foog nga def impression numérique état bi nañu xam ne ñun duñu ay baana on a les machines yu dernière génération la ñu yore yuy tirer impression numérique 2012 ba léegi lépp lu fiy campagne ñoo ko tirer jéggaanewuñu ko du dëgg donc yooyu yëpp ay perte la beneen perte bi mooy au plan commercial maanaam intrant yi ñuy utiliser muy papier muy bâche muy vinyle ñi nga xamante ne ñoo ko doon indi doon suñuy fournisseur foog ñu garder seen papier parce que ñun tiré wuñu amuñu panneau yu ñu ko def loolu yëpp c'est des pertes économiques beneen bi mooy publicité lu muy rôle am mooy booster une économie mooy maanaam yëngal économie fexe ba marque yi gën a jar dégg nga kadi bi pour nit ñi mun ko jënd dañ koy xam suñ ko xamul duñ ko jënd ainsi de suite donc loolu mooy suñu rôle ci réew mi et maintenant loolu su amul croissance économique du am parce que produit boo xam ne dañ koy defar ci usine la monter pour que usine bi mën a dox il faut que mu produire li muy produire di gën di jar ñun loolu mooy suñu rôle perte économique yooyu doon na ay perte individuelle mais dina doon perte ci économie sénégalaise parce que tey ji am na événement yoo xamante ne ci décembre bi xëy na du dox noonu parce que affichage du am non du am mais tey jii ni vous pensez que ni li nga xam ne ñoom ñoo di influenceurs yi ak influenceuses yi am ci réseau yi ak réseau yi fu mu toll instant bi est-ce que réellement li nga xam ne moom moo nekkoon seen métier concernant publicité ak kii panneau est-ce que réellement li mu doon def chiffre d'affaires bi mu doon def ndax mu ngi koy def ba tey chiffre d'affaires bi mu doon def ndax mi ngi koy def ba tey mën naa wàññeeku parce que xam nga budget de communication moom mix la mooy maanaam ceebu jën la boo xamante ne da nga koy togg soo koy togg da ngay jël lépp luy média télé rajo presse digital affichage donc benn média la parmi ñun ci li ñuy liggéey ni ngay wax influenceur nous on utilise des bloqueurs dañ leen di kii dañuy utiliser télé dinaay jënd fii espace dinaa jënd feneen ak feneen espace dinaa jënd magazine dinaa jënd ainsi de suite dinaa def événementiel parce que publicité affichage yemul rek ci panneau publicitaire abribus dañ ciy publicité affichage nga jël publicité roulante bus dañ koy def du dëgg donc lépp loolu yëpp ay xeetu affichage la maintenant ndax am na njëriñ ndax amul njëriñ ça dépend ca la ngay séntu ci sa campagne publicitaire voilà parce que ñun image la ñuy jaay d'accord voilà. bon léegi pour foofu laa kii léegi yéen lan ngeen décider def parce que là gisuma benn yoon ngeen ne dem ngeen toog ak autorité bi xaw ma kan moom mooy seen ministre de tutelle xaw ma kan moom mooy seen kii mais est-ce que dem ngeen waxtaan yéen lan ngeen fas yéene def pour lii ngeen rek parce que emploi yi waaye yi mun na yàq dafa bare. waaw d'accord bu ko defee rek on va terminer avec la question de coach. bu ko defee après maam rek ma bàyyi la yàq sa invité ngeen tàggatoo. waaw donc sama sëriñ nit moom soo ko liggéeyoo ba weer bi dee fay ko nga war a def. dëgg la de. maintenant su fekkee ne yow amoo loo koy fayee. da nga ko naan demal toog loolu benn la ñaar. suñu ministre de tutelle déggoo ma ne la résilience bi joxuñu ñaari 15 ki la mënut a jox ñaari 15 ba mu méttee kañ noo koy xalaatee ci lii ba fii may wax ak yow nii. yëkkatiwul xaaral c'est-à-dire que sa ñun lañ fi nekkal. d'accord soo amee sa njaboot mu am jafe-jafe sa premier acte mooy nga nemmeeku ko xool lan la benn. loolooy dëgg. ñaar. mooy maanaam ñun comme ko yàq nañu suñu yëf te suñuy kilifa ñoo ko yàq. je pense que dinañ ñëw ni lii moo tax ñu yàq seen yëf. mais dem leen du dëgg beneen bi mooy am na juróom-benn yëf yoo xamante ni naa la ko leeral te dañ ko gëm nañ ne Firawna newu fi yàlla fi ñun gëm nañ ko. gëm nañ ne suñu borom dinañu àgg. waaw gëm nañu aussi. ne lii ñuy liggéey. suñuy ñàq la. sàccuñu ko fennuñu ko luxusuñ ko. gëm nañu ne askanu Sénégal moom dina juger
loolu ñaar la. ñetteel bi gëm nañ ne suñu justice. fa dëgg doone benn dinañ ko wax. dëgg la gëm nañu aussi suñu gendarmerie. kumba am ndey ak kumba am lu ndey bu ñu remarqué si enlèvement destruction panneau publicitaire yi. te seen ñooñ def ko dinañ ko lijjanti parce que gëm nañ suñu gendarmerie. gëm nañu aussi. ne suñu président de la république. son excellence su fekkee ne. moom dafa wax. joxe ay instructions. ak lii xew mu gis ko dina woowaat joxewaat beneen instruction mu gën a leer parce que ñii dégguñu lu mu wax. parce que su fekkee ne da nga naan golo am almet mu dem taal daay bi taal àll bi te yow àll bi da nga ko newoon sàmm ko. donc loolu problème la. donc loolu fu mu ne nii foofu lañ toll maintenant ñun ñu ngi ci réew mi ñoom ña ngay yàq. xam nga kii yàq te moo la ëpp doole. mais nan lañ mën a def dañuy dem xeex ak ñoom du ñu xeex ak ñoom. lenn rek laa leen di artu. ñu ngi ci terrain bi nag di xool. ferrailleurs rek yooyu wàccee nañu suñuy camion wàccee nañu suñuy nit su aajoo suñu bakkan dinañ ko def. parce que du ñu nangu ñu yàq suñu yëf ba pare sàcc ko. ñoom ñiy seetaan ñuy sàcc suñu yëf duñ ko nangu. waaw d'accord ñoom nee nañu duñu ko nangu mooy waa association kii de panneau publicitaire ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal nag gannaaw nag du ñu amee lu leen métti ci wax perte d'emploi 10 000 emplois menacés perte financière aussi ñi ngi wax 300 jàpp 500 millions de francs CFA je pense que le ministère de l'économie ak képp ka nga xamante ne yaa ngi ci gouvernement bi di nga dégg li ñu wax ndaxte bu ñu nee jamono ji ni secteur privé moo ngi en agonie maanaam moo ngi ci sukuraat j'espère que tey jii du ñu bàyyi ñi aussi daal di torox waaye tamit mu am njaboot ya nga xamante ne ci la ñuy yëngu tey ñoom buñ ci loxo rek je pense que koom-koom gi day deltu ginnaaw di leen jaajëfal yéen ñëpp Fatima Trésor di leen jaajëfal yéen ñëpp ñi nga xamante ne participer ngeen ci rubrique économie di nuyu sama tata Batour di ko nuyu bu baax a baax tata Batour maa ngi leen nuyu di la ziar di nuyu sama copine de cœur Naba Ndiaye merci beaucoup di jaajëfal aussi suñu invité bi di Abdoulaye Thiam. comme ni ko maam waxee di jaajëfal ki nga xam ne moom moo di suñu invité ñu ngi leen di fàtte moom moo di Abdoulaye Thiam président de l'association des professionnels de régie publicitaire du Sénégal bu ko defee monsieur Thiam ma bàyyi laa nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo di askan wi. waaw di sant ñëpp di gërëm yëpp di delloo suñu bopp ci suñu borom ci li xew bon ñun amuñu ci tiitaange parce que. comme li ñuy wax suñu bàmmeel defar nañ ko ba pare te fii la ñuy deewee donc loolu li tax ma wax ko mooy. demuñu fenn émigré wuñu fas yéene wuñu ko xalaatuñ ko fii la ñuy liggéeyee parce que fii la ñu sant pour ñu liggéey benn ñaar di woo kilifa réew mi pour ñu delloo ci seen xel xam ne fu mu ne nii liggéey ak sénégalais yi moo leen war te liggéey ak sénégalais yi encadré sénégalais yi moom lañ fi tegee. nañu moytu kilifa du jeng kilifa du soxor. kilifa day am yërmande. kilifa day encadré loolu lañ leen bàyyee suñu réew di leen wax ne nag lépp lu ñu xalaat ci wàllum publicité bu yëboo rek ñu mettre ñu en face même ñi ñu bëgg a indi ñi ñuy xejal ak ñi ñuy kii nañ ñu mettre en face ñoo leen ëpp xam-xam fuuf du ñu seen morom donc ñu ngi leen di xaar fii ñu ñëw soobee yàlla dinañu fekk fii. waaw ñoo ngi koy jaajëfal moom mi nga xam ne moom moo di monsieur Thiam comme ni mu ko waxee rek di lancer appel à son excellence monsieur le président Macky Sall bu ko defee rek mu gëstu leen te mu xam ne ñi avancé réew mi moo leen soxal bu yembee rek ñu daw xool rek li nga xam ne moom moo di rubrique cadre vie ak ki nga xam ne moom moo di Mélanie Sambou.